Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi daleen nag jàmm ci seen émission Allo Docteur comme ni ngeen ko déggee tey suñu ay invité di Fatou Fall nekk experte en santé publique beneen invité di Adama Niang jiite association sénégalaise de lutte contre la tuberculose ma di leen di nuyu dooree ko nag ak soxna Fatou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Marie Rosalie di nuyu auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu yëpp. Fatou nga nekk experte en santé publique nekk ca ONG bu ñu duppee Plan donc dama lay bàyyi rek nga présenter sa bopp auditeur u Allo Docteur ñu gën a xam kan moo nekk ci plateau bi ak kan la ñu jokkool bu ñu wootee. ñu ngi delluwaat di nuyu auditeurs yi bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne mooy le chef de l'État président de la République nga xam ne dafa bokk ci suñu partenaires yi. di nuyu ñi nga xamante ni nii ñooy les ministères avec lesquels nous travaillons particulièrement le ministère de la santé di nuyu nos partenaires aussi du CCM du PNT du PNLP de la cellule santé communautaire de la direction générale de la santé mais aussi des acteurs communautaires avec lesquels nous travaillons. Nous saluons ñi ngi nuyu également ñi nga xamante ni nii mooy ñi ñuy déglu à travers la diaspora parce qu'on sait que Sud FM est vraiment très écouté. ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di rafetlu invitation bi nii parce que dinañu permettre ñu mën a wax ci li nga xamante ne nii mooy journée mondiale de la tuberculose mais dans un contexte particulier bi nga xamante ne nii mooy contexte Covid bi nga xam ne il y a beaucoup de violence basée sur le genre nga xam dafa yokku carrément ça nous permettra ñu mën a développer ci loolu donc man maa ngi tudd Fatou Fall nekk chargée de programme et suivi des opérations au niveau de l'ONG Plan International Sénégal qui est récipiendaire principal de la subvention du NFM3 de Fonds mondial. maa ngi nekk foofu di yor lépp loo xamante ne nii dafa jëm ci wàllu projet tuberculose naka lañ koy saytoo ma àndi ci ak ñeneen ñu koy liggéey mais naka lañ koy saytoo ba nga xamante ne nii liñ ciy séentu ak qualité bi nga xamante ne nii moom la ñuy xaar ñu am ko ci donc loolu mooy sama liggéey ci Plan International Sénégal. jërëjëf Fatou ñu ñëw ci Adama Niang maa ngi lay nuyu. merci Rosalie. maa ngi lay fay di la gërëm de sant ci invitation bi man maa ngi tudd Adama Niang nekk coordonnateur du réseau national des associations de lutte contre la tuberculose waaw maa ngi nuyu aussi comme l'a si bien fait Fatou le PNT Plan International Action Damiens la DGS et le système dont je suis membre l'instance de coordination nationale membre lañ ci ñun ñi waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant en attendant vous me posez d'autres questions. waaw damay desagum ak yow parce que yaa fi teewal comme ni nga ko waxee association wala réseau des associations sénégalaises de lutte contre la tuberculose association boobu kañ lañ ko taxawal ci lan la ñuy yëngu ak ña fa nekk ñoo ñan. association bi ñu ko taxawal bi précipité bi 2005 la mais taxawal nañ ko 3 ans avant 2005 parce que suñu benn notre regretté Mamadou Mbaye c'était un infirmier d'État c'est lui qui avait créé moom moo xalaatoon association bi créé ko parce que moom aussi dafa am benn waaye bu doon liggéey ci benn station essence mu am tuberculose ñu dàq ko bi ñu ko dàqee mu toog quelque temps bi mu wéree mu dellu si moom en tant que infirmier moo xam ne fi actuellement ni pourtant mënoon nañu ko bàyyi mu xool retraitam ñëw continuer liggéeyam sans pourtant ñu di ko bàyyi ba mu wér 6 mois yi mu ni nag léegi day jóg xeex li nga xam ne moom mooy tuberculose pour fexe ñi ko am ñu bañ a stigmatiser ñu boole leen ci nit ñi xeex boobu nag moo tax mu créer association bi bon créé woo ko sax parce que dafay wóoloote ñun parce que association bi di mën a ko moom mais wooñu ñu ànd boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey malheureusement ça fait 2 ans je l'ai perdu un ami un frère un gars qui était très aimable et qui aimait beaucoup l'association qui donnait le meilleur de lui-même pour que association bi taxaw ñu ngi koy ñaanal subhanahu wa ta'ala mi nga xam ne dara tëw ko yàlla na ko suñu borom xaaree àjjana firdawsi je suis seul damay toog di ko xalaat sax damay bëgg bàyyi mais su ma xoolee rek li mu ci doon def ma ne non je n'ose pas j'ai pas droit loolu moo tax ma nekk ci ba heure bi waaw dinañ ñëwaat ci biir waxtaan bi ci taxawaayu association bi ci maladie ci lépp li nga xam ne dafa aju ak xeex feebaru tuberculose Fatou nee nga yaa ngi nekk Plan
présenter nga sommairement plan wax ci lan lay yëngu ak yow exactement lan nga fay liggéey mais tey boo fi taxawalee plan c'est pour parler de la tuberculose communautaire nga ma bàyyi la rek nga gën ñu delloo si ci plan lan moo ko lënkale ak feebaru tuberculose. waaw loolu c'est important ñu xam ko. D'abord damay njëkk def benn peut-être brève présentation wala présentation sommaire ci li nga xamante ne nii mooy plan international parce que aussi plan dafa am ay engagement yoo xam ni da ko jël bi jiitu ci engagement yi mooy l'égalité des genres donc pour promouvoir la justice entre les genres peut-être genre ce serait un débat bu ñu ko naree wax parce que c'est les comportements appris dans la société ak yooyu mais d'habitude soo nee genre rek dañuy wax góor wala jigéen. donc alors que réellement soo duggee ci profondeur bi du loolu. bëgg nañu aussi li nga xamante ni mooy les droits des filles vraiment ñu bàyyi ci xel bu baax a baax pour ñu nekk dans une société inclusive maanaam boo xam ni dina boole ñëpp du boddi kenn ku ci nekk sa xalaat day compter surtout les jeunes filles parce que je pense que plan est assez ancré dans ça donc baax na ñu ciy revenir tout le temps. dafa am benn stratégie globale bu ñuy wax 100 millions de raisons donc 100 millions de raisons boobu dañ ni ñun 100 millions de filles war nañoo mën a jàng war nañoo mën a décider war nañoo mën a diriger pour mën a am épanouissement parce que tamit bu ñu fàtte ni jigéen dafa am solo xale bu jigéen dafa am solo ci suñu société bi ñu am tam leneen loo xam dañ koy tudde suñuy code de valeur yooyu bi ci jiitu mooy ñun dañoo ubbeeku ba pare di boole ñëpp bokk na ci moom la ñuy wax nous sommes ouverts et inclusifs pour plan international dañuy liggéey ensemble mooy nous travaillons bien ensemble parce que au sein des autres structures yi ñuy travailler dañuy bëgg toujours liggéey bi lépp nekk lu rafet donc mu bokk ci suñu ay valeurs beneen valeur bi mooy dañuy bëgg toujours ñu am impact boo xamante ni dafay yàgg day durable pour la société pour les jeunes filles mais aussi pour les garçons et pour les femmes aussi beneen principe bi ñuy wax beneen valeur bi mooy nous sommes transparents maanaam suñu lépp dafay leer tey jii ku bëggoon a am accès ci lenn ci plan boo ñëwee day yomb parce que lépp dafa leer donc nous sommes transparents et nous sommes habilitants aussi am na tam lu ñuy wax ñun théorie du changement boobu ñu ngi koy commencer ci éducation entrepreneuriat pour xale yi pour seen santé sexuelle et reproductive yooyu yëpp ñu mën ci bàyyi xel donc je pense que globalement il y a des axes de partenariat aussi yoo xam ne noué nañ ko ay UNFPA ministère de la santé donc pour appuyer dans le cadre de la santé de manière globale mais dans le cadre de la Covid aussi am na ay activités yoo xam ne def nañ ko yu bëri surtout dans le cadre des 6 régions yi nga xam ne dañ fa am nekkoon forte charge ñu fay intervenir def nañ ci liggéey boo xamante ni nii bu bëri la donc 6 régions yooyu aussi bokk na ci yi nga xam plan dafa am ay bureau mun nañ wax Dakar Thiès Kaolack Louga Saint-Louis ak Kédougou donc bokk na ci yooyu nga xamante ni am na fa ay bureau di liggéey ak ñoom bokk na ci aussi ay projets humanitaires yoo xam ni c'est pour la sécurité alimentaire nga xam dañuy jël ay xaalis jox ko ay famille def ko comme par exemple Wizall ni ñu koy defee jox leen ko suñ leen ko joxee ñoom ñu mën ci dund dans le cadre de la sécurité alimentaire donc plan aussi dafay yëngu ci projet yooyu avec différents partenaires peut-être suñ nekkee di ko wax fii xañ na mën na jël temps on a aussi des activités de plaidoyer avec le ministère de la santé pour que les jeunes filles aient accès aux structures sanitaires comme cela se doit surtout en cette période de Covid nga xamante ni dafa gën a accentuer les discriminations yi am wala l'inaccessibilité aux structures sanitaires donc loolu aussi baax na ñu bàyyi ci xel bu baax a baax l'autre chose aussi c'est notre approche genre transformatrice pour que ñu mën a éviter les stigmatisations yi am parce que jàpp naa ni war nañu gën a mën a yaraat suñu bopp yaraat suñuy njaboot ci li nga xamante ni mooy genre transformatrice naka la ñuy def pour que ñëpp participer ci société bi sans discrimination aucune donc je pense que globalement c'est ça plan international pour ñu mën renforcer wu individuellement mais ñu renforcer wu aussi collectivement donc képp ku ci nekk rek mën a gis sa bopp ci li nga xamante ni ñoo ngi koy liggéey donc c'est globalement ça plan international léegi le rôle de plan international dans la tuberculose communautaire dafa nekk loo xamante ne nii un projet boo xam ni Fonds mondial moo ko financé ñu jël plan international Sénégal def ko lu ñuy wax récipiendaire principal maanaam lépp luy TB communautaire plan moo jiite xeex boobu mais xeex boobu aussi wéetu ci parce que daf ci ànd ak ñi nga xamante ni ñooy ay partenaires am ñi nga xam ne ñoo yor volet technique bi ñi ko yor c'est le ministère de la santé donc dañuy travailler ak moom à travers le PNT la DGS à travers la cellule santé communautaire donc c'est le PNLP aussi donc c'est beaucoup d'instances avec lesquelles on travaille liggéey boobu tamit nu muy demee par rapport au volet communautaire dafa am benn dispositif boo xamante ne ni moom la ñu mettre en place dispositif boobu nu muy demee ginnaaw bi nga xamante ne ni Fonds mondial jox nañu un budget de 8 milliards
presque 8 milliards parce que c'est 7 milliards 600 millions et poussière, donc presque un budget de 8 milliards boo xam moom la ñu war a dérouler ci 3 ans yi muy 2021 2023 ñu koy wax nouveau modèle de financement. ginnaaw bi mu ñu joxee loolu ñu jël benn dispositif teg ko en place dispositif boobu comme ni ma ko waxee sànq dañ ciy travailler ak ministère de la santé dañ ciy travailler avec toutes les structures étatiques mais dañ ciy travailler ñi nga xam ñooy niveau communautaire bi. biir plan dafa am lu ñuy wax UCN unité de coordination nationale man foofu laa bokk donc UCN boobu moo nekk ci kaw mais am na yeneen entités yoo xam ne ñoo nekk ci suuf il y a les chargés de projet avec lesquels on travaille et qui sont dans les différentes régions au nombre de 7 donc kenn ku ci nekk am na ci région yoo xam moom lañ la jagleel nga ciy liggéey. Il y a aussi ce qu'on appelle les superviseurs communautaires. Donc dans chaque district sanitaire, parce que les districts sont au nombre de 79, mais nous avons 80 superviseurs communautaires yoo xamante ni ñoo nekk ci terrain bi di travailler ak 565 associations yi ñuy liggéeyandool. Donc association yooyu tamit kenn ku ci nekk dañuy jël formel la juróom-benn ba fukk ak ñeent ci sa ay membres. léegi membres yooyu ndax la ñuy tas boo ko xoolee daanaka mën nañ juróomi junni ba fukki junni ñoom ñooy tas ci askan bi dem waxtaan ak askan bi ci li nga xamante ne ni mooy ñun li ñuy yëngu parce que bu ñu fàtte ni faj mi ñaari pàcc la. am na pàcc boo xam ne ñetti hôpital yi ñoo ko moom mais am na pàcc boo xam ne askan bi ñoo koy jëlal seen bopp parce que tey ki feebar ci askan bi la nekk donc askan bi ñoo ko mën a jàppale ñaax ko ni ko demal nga faju ji ginnaaw bu demee ñu xool ko askan boobu continuer jàppale ko ba nga xam ne pajam moom dinañ ko faj bu baax. donc loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne ni plan international da koy def bàjjenu gox yi dañuy liggéey ak ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les praticiens de la médecine traditionnelle ñu tàmm di leen wax les tradipraticiens. ñoom aussi dañuy liggéey ak ñoom parce que bu ñu fàtte ni tuberculose feebaru sëqat la te képp kuy sëqat li ngay njëkk a def mooy da ngay seeti maamën bi li ngay njëkk a def mooy da ngay dem ci officine pharmacie pour laaj garabu sëqat amul ndax amul. donc loolu aussi baax na ñu bàyyi xel ci ñooñu liggéey ak ñoom ba nga xamante ne suñu gisee ku ñëw def loolu dinañ ko mën a yebal ci bërëbu fajukaay yi su ñëwee fekk ñu fa ñu mën a xam naka la ñuy doxalee ak moom ba saytu yaramam ba lépp lu ci war ñu def ko. donc globalement loolu mooy kii peut-être dinañu gën a mën a ñëwaat ci activités yi nga xam ni moom la ñuy def sur le terrain mais ñu bàyyi xel rek ni am na tamit ay instances de coordination parce que xam nga liggéey bu nekk tamit sooy liggéey dafay am lu ñuy wax di daje di saytu di xayma. di xool liggéey bi naka lay demee est-ce que la ñuy séentu mu ngi fi ba tey est-ce que yokku na est-ce que wàññeeku na est-ce que dañu taxaw sur place moo ñuy permettre ñu mën a am ay mesures correctrices pour mën a continuer liggéey bi xool fan la ñuy teg suñu tànk ba nga xamante ne nii lu sooxe woon dinañ ko dindi def ci saafara ba nga xamante ni dootul sooxe. donc dañuy fàttali auditeurs yu ñu dab rek nañu ngi suivre seen émission Allo Docteur te ñu waxtaanee participation communautaire dans la lutte contre la tuberculose mooy wàll gi askan wi am ci xeex bi ñuy xeex feebaru tuberculose. Fatou yaa ngi doon wax ne da ngeen di liggéey ak bàjjanu gox yi mais aussi tradipraticiens yi mooy maaman yi est-ce que ci côté boobu surtout jot ngeen def ab gëstu boo xam ne wane na ay lim en tout cas benn statistique boo xam ne mu ngi fësal ñi nga xam ne xëy na feebaru tuberculose da leen di dal ñu jiitu dem ci maaman yi au lieu ñu dem directement kër docteur est-ce que am na ci ay statistiques pour ñu xam proportion nit yooyu. waa xam nga Sénégal nag li fi xaw a jafe mooy def ay gëstu. pour xam exactement parce que mën nga def ay gëstu mais pour nga am ay chiffres exactement des fois dafay xaw a metti mais lu ñu def la former ci leen pour que ñoom ñu bàyyi xel. am na benn instant dañ doon jël sax di leen jox fi motiver leen pour ku ñëw ci ñoom ñu mën ko jox loo xam ni day dem pour que li nga xamante ne nii mooy feebaru sëqat bi nu mu lawee ci dëkk bi mu mën a wàññeeku bu baax parce que activité bii nii ñu ngi koy def ci wàllu journée mondiale de lutte contre la tuberculose. ñu bëri xamuñu ko ñu bëri des fois da nga naan tuberculose dañ naan mais loolu mu ngi am ba tey parce que xëñ na amuñu information bi. wala xëñ na am nañ information mais gëmuñu ko. donc loolu moo tax pour def fi enquête dina xaw a jafe parce que tuberculose bu ñu fàtte ni feebar la boo xam ne nit ñi ba léegi dañ kaa ragal malgré ñi ngi def ay jéego bu baax a baax pour nit ñi xam parce que bi ñu mujjee def enquête kat bi defe naa ni population bi daanaka moitié bi wala lu ko ëpp xam nañ lan mooy tuberculose donc defe naa ni ñu ngi def ay jéego avant intervention communautaire yi demeewul woon noonu mais léegi soo seetloo defe naa ni nit ñi am na lu bari loo xamante ne ni xam nañ ko ci jàngi nañ ko ci mu nekk yoo xam ay témoignages sax yu nit ñi di def ñi may ñëw fekk activité ñu ne man damaa am tuberculose wala dama kaa amoon te loolu defe naa bu amee it bariwul woon mais léegi dañ koy gis de plus en plus nit ñi di def témoignage journée mondiale de lutte contre la tuberculose muy suba soo xoolee bu njëkk activités yi daanu woon demee nenn ni
mais léegi askan bi dañ ko jël moomal ko seen bopp ba nga xamante ni suy waaj a ñëw sax dañ lay woo naan la mais ñun journée mondiale bi lan lañ ci war a def lan lañ ci war a def cela veut dire que nit ñi ñu ngi xam tuberculose nit ñi ñu ngi koy xam bu baax a baax. mu am beneen approche tam boo xam ne ñu ngi ko ciy def pour que nit ñi gën ko xam muy approche genre comme ni ma ko waxee sànq. donc dañuy wax tout le temps que nit ñi nañuy bàyyi xel am na benn stratégie boo xamante ni nii ñu ngi koy développé ci xeex bi nii ñu tuddee ko école des maris. école des maris boobu liñ ciy def. mooy école des maris comme jëkkër mari wala comme jëkkër waaw. école bi nga xamante ni mooy école lu jëkkër yi. lu waral loolu parce que nag dafa am ay critères yu ñu teg ñu ne plan développé na benn projet bu ñuy wax SHOW ñu gis ni stratégie boobu permettre na ba nga xam ne santé reproductive am na ay jéego yu ñu ci def ci barab yañ ko doon développé stratégie boobu. ñu ne kon gis nañ ni lii baax na ñu ne nañ ko def ci projet Fonds mondial bi di lutte contre la tuberculose mais mari yooyu c'est des maris modèles du ñu jël n'importe quel mari dañuy jël mari boo xamante ni nii jox na jabaram gëdd. mari boo xamante ni nii tey jii bu jabaram feebaree wala bu nekkee en état da koy jël accompagner ko àndax moom donc approche genre boobu c'est très important mari boo xam ne su doomam feebaree mu jël ko yóbbu ko donc c'est des maris modèles yoo xamante ni gis nañ seen appui par rapport à li ñuy def ci seen société. par rapport ak li ñuy doxaleeg seen i njaboot seen i soxna surtout parce que la plupart du temps fii li ñuy gis Sénégal mooy soxna si bu feebaree sax pour mu dem hôpital day laaj ndigalu borom këram yenn saa yi bu sonne ni ko demal débrouillewul nga dem du ko sax jox paas donc kooku noonu su fekkente ne nii mu ngi dund loolu est-ce que dina mën a dem structure sanitaire yi du mën a nekk moo tax ñu développé approche boobu école des maris pour gën a jàngalaat borom kër yi naka la ñuy war a doxale borom kër yooyu aussi en retour dañuy dem si yeneen borom kër yi nga xam ne c'est pas des modèles pour convaincre leen def ay activités de plaidoyer pour que ñooñu aussi mën a ñëw fekk si leen ci loolu nga xam ne lu baax la ñu ngi koy def dans l'approche genre mu am beneen approche bu ñuy def ci approche genre muy li nga xamante ne ni mooy dañuy jox transport ñi nga xamante ne ni mooy jigéen ñi seen doole néew te ñu dëkk ci zone yoo xam ne accès bi dafa difficile ci structure sanitaire yi seeni njaboot aussi dañ leen di jox paas donc loolu defe naa ni bokk na ci liy gën a yombal accès aux structures sanitaires am na approche aussi droits humains parce que ku nekk umpalewul ni am na lu ñuy wax les populations clés d'habitude dañuy wax les populations clés bu ñu ko waxee rek nit ñi ci VIH la seen xel di dem ñu wax VIH wax LGBT wax en tout cas yeneen population clé yi mais ñu bàyyi xel ni tuberculose aussi dafa am ay population clé yoo xam ni baax na ñuy bàyyi xel ci ñoom. mooy ñan. par exemple les pauvres urbains. xam nga am na ñoo xam dañuy dëkk ci dëkk bi mais seen doole bariwul kooku boo ko bëggee dem loo hôpital dafa am noo war a def ak moom pour mu dem. les enfants c'est une population clé les détenus mooy ñi nga xamante ni day mu ngoog caabi daf leen féete ginnaaw. ñooñu la plupart du temps dañ leen di fàtte ci li nga xamante ni mooy intervention yi mais ñun plan dañu ni chaque année dañuy jël ci ñooñu dugg ci mag yi former ci ñi nga xam dañ leen def ay père éducateur ñoom ñu dem jàppale seen morom yi par exemple tey ki nga xamante ni formé nañ ko père éducateur su tëddee guddi dégg kuy sëqat dina dem gëstu lan moo waral sëqat boobu bu ko déggee ñaar ñett fan sëqat bi tar lool dina ko teel a gëstu balaa muy egg fenn fi donc mu nekk stratégie boo xam ni daf leen di gën a valoriser mais ça renforce les droits humains loolu aussi c'est très important dans ce cadre là ñu ci wax bu baax a baax am na beneen structure bu ñu teg en place muy observatoire communautaire pour l'accès aux services de santé dañu seetlu ni bëri na loo xamante ni nii ay problème la ci nit ki yegg ba ci bërëbu fajukaay bi ñu ne kat baax na ñu def taxaw seetlu ci loolu taxaw seetlu boobu naka lañ koy defee ñu ne dañuy jël benn observatoire koo xam ne mooy saytu chaque ñetti weer dañuy dugg ci bërëbu fajukaay yi dugg ci askan bi laaj leen naka la bërëbu fajukaay yi jëflanteek ñoom laaj bërëbu fajukaay yi naka lañ jëflanteek askan bi su ko defee loolu dafay nekk loo xam ne dañ koy jël collecté ko yépp def ko ci ay rapport am na lu ñuy wax groupe consultatif communautaire bu ñu ñëwee dañ koy présenter ñooñu ginnaaw bi ñu ko présenté ñooñu mu am beneen structure bu tudd club des champions nga xam ne ay autorités ñoo ko composé ñooñu ñooy dem au niveau de la présidence au niveau des ministères mën a def plaidoyer pour que li nga xam ne gis nañ ko yu sooxe ci bërëbu fajukaay yi ñu mën ko saafara donc loolu aussi dina renforcer les droits humains dina renforcer l'inclusion parce que toujours plan comme ni ma ko waxee sànq loolu dafa am solo trop ci moom le principe d'inclusion donc que muy personne vivant avec un handicap que muy ki nga xamante ni dañ ko boddi donc tout le monde doit être
au fait de ce que nous faisons, mais tout le monde doit être impliqué dans les interventions et tout le monde doit être considéré de la même manière que ni ñu considérer kii que ni ñu considérer kii. Donc tout le monde doit être au même niveau. C'est ça le principe d'inclusion de plan international. Donc qui respecte vraiment le genre et les droits humains. Adama Niang balaa ñuy ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 pour auditeurs yi bëgg a participer mën a jokkoo ak yéen suba mooy journée mondiale de la tuberculose est-ce que association bi am na lu mu prévoir comme ni mu ko doon defee at yi ñu génn. Malheureusement cette année-ci on n'a rien prévu prévoir wuñu dara à cause du Covid. Vous savez que depuis que Covid bi ñëw dañuy tere rassemblement. Rassemblement boobu nag moo tax fi actuellement mënoo def mobilisation parce que d'habitude bu masaan am journée mondiale de la tuberculose dañ daan jël suñuy bus dugal ci suñu nit yóbbu leen ci endroit yi nga xam ne fi lañ defee par exemple ouverture bi maanaam journée phare bi bon yeneen après ñu def des manifestations décentralisées dans les régions et en même temps association bi aussi organiser des activités mais cette année-ci mënuñu ko def parce que Covid bi la. waaw association bi bëggoon naa xam lan mooy seen activité phare est-ce que da ngeen di daje da ngeen di am yéen tamit yeneen programme d'intervention surtout ni ko Fatou waxee ci wàllu engagement communautaire lan mooy seen objectif. Bon association bi d'abord pour ma wax ñi ko composé mooy anciens maladies ak les personnes affectées ñoom ñu ko composé mais dañu def ay activités effectivement dañu def ay VAD visite à domicile. dañu def ay visite au lieu de travail on a un programme qu'on appelle aussi vigilance transport dañu dem ci gare routière yi sensibiliser par exemple les chauffeurs apprentis chauffeurs receveurs et usagers même may leen ay gel pour bu ñu dugg ci oto bi ak indi leen ay lave-mains et même des masques pour ñu mën a protéger wu parce que boo seetloo Covid bi ak tuberculose dafa bari similitude dafa bari lu ñu niroo. surtout nu ñuy wàllante. waaw presque même mode de transmission yi ak mode de traitement yi sax dem nañ ba am na fa xam ne dañ fa niroo. moo tax ñu ni léegi nañu boole loolu sumb ko pour mën a xeex jàngoro bi parce que dañu am benn deadline parce que on dit que ni man ak ministre bi ànd nañ fi daawat jéeg dem à la réunion de haut niveau aux États-Unis mu décliner sa politique d'éradication de la tuberculose pour nan la mën a def Sénégal mën a def ba tuberculose jóge fi adduna bi yëpp tase fa. mu décliner politique am boobu ci lañ nekk ba léegi pour ñu mën a tuberculose mën fi jóge nag il faut ñëpp dugal seen loxo parce que tuberculose du ñun association rek dafa nekk feebar ba nga xam ni day law te wàll bi gaaw na mën na lore aussi mais dañ koy faj ba mu wér te souvent li may wax nit ñi mooy nañuy góorgóorlu parce que dafa nekk feebar ba nga xam ni bu fekkee fajoo nga am ko ci kër at bi rek. presque mën nga wàll 15 à 10 personnes 10 à 15 personnes te loolu ngay wàll bu fekkoon par exemple yow demoon nga faju ji dès les premiers jours nga xam ne boo saqatee ba mu am ay bis nga dem ci structure de santé ñu xool la danañ xam ndax am nga comme déet ñu faj la ba nga wértiloo ci fay dërëm et en même temps aussi damay wax souvent képp médicaments yi nga xam ne moom la mooy faj tuberculose amul ci pharmacie maaman yi mënuñu ci dara structure de santé nga koy fekk te kenn du ci laaj dara encore une fois donc feebar bi nga xam ne yow dañ koy faj ba mu wér te doo ci fay dara suñu demee ba doomu aadama bi di ci loru ñàkk a xam la. Fatou am xaw na ko brosser sànq parce que def naa ni statistique 58% de la population du Sénégal ñoo xam lan mooy feebar bi mais donc bon ba léegi am na gap. mais gap boobu nag il faut ñu combler ko combler bi mooy lan ñuy dugg ci biir nit ñi di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom di leen yee. waxee ni bu ngeen yeewootee ubbi leen seen bunt yi. mais est-ce que activité yooyu mu ngi am ba tey parce que comme ni mu ko waxee ñu bëri xëy na dañu foog ne bu ñu waxee tuberculose dañu ne est-ce que mu ngi am ba tey parce que yeneen feebar yi fan yi ay maladies chroniques ngay dégg hypertension rarement dañuy wax ci tuberculose xanaa peut-être journée mondiale est-ce que loolu tamit du tax tamit la objectif yi ñu bëgg a dab mu xaw a sooxe tuuti. effectivement Covid bi xaw na bloqué tuuti mais le constat bi ñu def ñun. parce que dañuy dem ay supervision dans les régions constat bi ñu def mooy nit ñi heureusement que ñi nga xam ne ñu ngi feebar ñu ngi faju yi mais li nga xam ne ñoom ñoo am feebar bu maanaam ñi nga xam ne ñooy sëqat ba mu am 15 jours ñu ci bari dañuy ragal dem ci hôpitaux yi ndax Covid bi loolu nag la ñuy lancer appel ni fi ñu toog actuellement ni nit bi bu yëgee la nga xam ne mi ngi ci yaramam te mu leer ko lii gisu ko ci woon na dem mu gaaw parce que la nga xam dañ koy faj mais amul problème même Covid bi dañ koy faj bu mu wér mais lan la ñuy ragal tey bari na doomu aadama ma xam ni surtout ci Covid bi ñàkk dem bi faju yi ñu ngi wàll seen ndey rey seen pap parce que yow mën nga ko yor du la lor parce que tu es jeune bon système immunitaire baax na
amoo problème nga dem wàll ko waa kër ga ñu mu ne muy mag mu am beneen feebar ba xam fa àndoon ak moom mu lor ko man daal dama bëgg képp ka nga xam daal yëg nga dara ci sa yaram lu mu tuuti demal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy structure santé yi ñu xool la saytu la su fekkee ni feebar bu mu ci munti doon mu nekk Covid mu nekk tuberculose mu nekk diabète mu nekk même VIH ak feebar bu mu munti doon boo demee dañ la tegtal ni la awal fii wala nga def lii wala jox la ay médicaments yoo xam ni dañ la soulager. kon nag dañuy ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 suñu ay invité ma fàttali leen mooy Fatou Fall nekk experte en santé publique nekk plan ak Adama Niang nekk coordonnateur association sénégalaise de lutte contre la tuberculose Adama est-ce que da ngeen di def ay groupe de parole parce que ci émission yi ñu génn ñu bëri wax nañu difficulté yi ñu amoon bi ñu leen détecté les tuberculose mu nekkoon du diis torop ñu yaakaaroon sax ne fa la ñuy jaar xanaa balaa ma lay jox kàddu gi nga tontu ci ñu jël auditeur bi nekk en ligne asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar. soxna Rosalie. maa ngi lay nuyu di la delloo ziar. Thiam. Mohamed Thiam Malick Rambo. waa kay Thiam ñu ngi lay fay. sa invité yooyu madame Fatal. ak monsieur Adama Sène defe naa. Niang Adama Niang. Adama Niang. waaw alhamdulilah vraiment exposé bi set na leer na vraiment macha allah. jërëjëf. xam naa ni niñ ko exposé noonu. vraiment macha allah mais man à mon avis pour seen liggéey communautaire bi jàll complètement il faut ñu commencer par l'éducation pour tous bon léegi sax commencé jigéen ñi ñu ngi jàng bu baax a baax jigéen ñi ngi jàng parce que man nekkoon na association parents d'élèves mais soo xoolee ci liste des élèves bu góor ñi yenn saa sa jigéen ñi ëpp góor ñi même sur le plan des résultats sax jigéen ñi ñoom ñooy am les meilleurs résultats boo ko xoolee ci concours général yëpp vraiment parce que jigéen mooy defar société waaw doom bu feebar jigéen moo koy détecté ñoo laaj ko lan lu lay metti lu lay kii bu waree yóbbu hôpital mu yóbbu kon da man dama yaakaar ni travail de base bi foofu la waaw foofu daal dañu war a insister parce que ñun suñu réew yi dafa bari ñu jàngul dafa bari ñu jàngul trop te loolu c'est un frein parce que nit ku jàngul moom ak nit ku jàng parce que man dama def kii de expérience bi dama jàng ba dem université kii ñëw di liggéey ci place boo xam ne c'est des informels mais au début pour ma jubóog ñoom problème parce que bokkuñu ñuy gisee waaw loo leen wax dañ koy dindi ba mu set ni la loolu amul tu vois moo tax éducation bi daal waaw. da ciy am solo te corona bi tamit nu ko yàlla wàccee bon mi ngi jàngale peut-être c'est une maladie bu ñu sonal mais quand même mi ngi jàngal nit ñi comportement yu bees daandante wàññi saafonte bi ci nuyoo bi lëngante beeg yooyu di takk masque di raxas say loxoog yooyu loolu bu ñu ci insister ci moom yaakaar naa ni même bu corona ji yeneen feebar yu bari dina wàññeeku. wàllante gi dina wàññeeku. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Thiam ci 33 825 18 30 nekkoon suñu premier auditeur donc yeneen auditeurs yi am question wala bëgg a contribuer aussi mën nañu composer numéro boobu Adama Niang ma ngi la doon laajte ndax da ngeen di am ay programme de soutien maanaam ñoo xam ne ñu bees dañu gis feebar bi ci ñoom pour gunge leen wala seen activité yeggul foofu. si parce que au contraire ñun ñooy génnee maladie parce que supposons par exemple suñu partenaire plan dafa am un package bu muy jox trimestriellement ñu am 4 fois dans l'année nga xam ni programme bi dafay ñuy permettre ñu dugg def visite à domicile def ay causeries léegi sax bàyyi nañ mobilisation sociale bi ak plaidoyer bi mais yooyu moo ñuy permettre fi ñu toog bu ñu jógee ci biir kër yi waxtaan ak njaboot gi ñu fa sëxat ñi nga xam ne dañu fay sëxat ba mu am fukki fan ak quelque fukki fan ak juróom ak quelque ñu bindal leen benn fiche de référence ñu dem ci structure santé ñu xool leen souvent ñun foofu la ñu amee suñu maladie ñu ngi génn nag maladie yu bari dëgg na yàlla. waaw fii actuellement ni communauté moom ñoom plan xam nañ ko effectivement ñu ngi génne maladie yu bari mais ba léegi des na. ñu jël beneen auditeur ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay ziar. madame Rosalie. waaw kay.
ngi lay ziare. tur bi wala fooy woote. di nuyu Soxna Fatou Fall bu baax. nuyu suñu médecin Mapenda Seck la Kër Massar. ñu ngi lay fay. di leen ziare bu baax. ñu ngi lay fay di la ziare yow tam bu baax macha allah. ñu ngi koy déglu bu baax a baax a baax. jërëjëf. ñu kontaan bu baax. jërëjëf. te ñu ngi kontaan bu baax a baax Soxna Fatou. Mapenda yàlla yokk xam-xam bi bu baax. allahumma amin yàlla na yàlla boole ñu ko. li ma ci wax mooy suñu méttee daal nañ leen doyloo rek. yàlla mu wàcc di faj kenn. yéen la ñu booleel te yéen ñu mën a faj kon nag yi topp seen ndigal rek. xam ne lépp li ñu digal soo ko ngoon rek. loolu lu gën ci ñun la daal. loolu daal laa amoon lu ma di leen santaat bu baax di leen gërëm lu rafetlu émission bi macha allah. jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax ci dégg la. yow di def am ca kaw ca kanam rek. waaw yow moom fidèle auditeur nga. jërëjëf Seck waaw moom suñu rajo la. dëgg la jërëjëf di nuyu suñu sëriñ Sall bu baax a baax. jërëjëf. jërëjëf ñu ngi ziare bu baax. jërëjëf delloo ziar jërëjëf bañ a guddal la di xaar ñeneen ñu dugg incha allah. jërëjëf Seck jërëjëf soxna Sall. jërëjëf Fatou Fall est-ce que mën nga dellu si ci objectif yi nga xam ne plan moom la fixé wu ci Sénégal surtout ci li nga xam ne moo soxal tuberculose communautaire ak objectif ndax à court terme wala à moyen ba ci long terme. waaw balaa may ñëw ci objectif yi xëñ na damay wax ci li tonton Thiam Malika wax par rapport à l'éducation des jeunes filles. ndax soo xoolee dafay ñëw recouper li nga xam mooy stratégie globale bu plan bi muy wax 100 millions de raisons pour jox 100 millions de jeunes filles l'opportunité ñu mën a jàng maanaam apprendre décider diriger et s'épanouir donc tonton Thiam dama lay wax ni rek plan loolu ngay wax noonu plan mu ngi ci. te soxla nañ ñu mel ni ñoom tamit. pour que wax dëgg yàlla stratégie yi ñu gën ko mën a développer parce que bu ñu fàtte ni comme ni mu ko waxee jigéen mooy lépp ki génn léegi tamit di Mapenda Seck moom tam ñu ngi koy ziar li mu wax am na solo wax dëgg yàlla nit ki boo ko wóoloo bàyyee ko sa bopp. fajkat yi waa kay fajkat yi dina am solo torop léegi leneen li nga xamante ni par rapport ak question bi nga ma laaj dafa nekk loo xam ni dañ koy tuddee ay indicateurs de performance. nga may ma rek ma jël auditeur bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay ziar sëñ bi. waaw maa ngi delloo ziar. ñu ngi lay déglu noo tudd wala fooy woote. Basirou Gueye laa tudd. maa koy Basirou. waaw dama déglu émission bi léegi. waa ji muy wax ci affaire tuberculose. waaw. mu ne hôpital doo fay dara. bon man suma doom mos nga ko am nag ma dem Albert Royer vraiment ay jàmbaar lañ ak toppatoo nañ ko bu baax. mais problème mu fay boobu moom da ngay fay de bu dee hôpital la. waaw parce que man fay naa ay centaine de mille maa ngi sumay reçu bu ma ñëwee sax dañ ma laaj ndax dinaa prise en charge nangam ak nangam parce que mën nga ko jël en charge ma leen effectivement. yàgg na wala yàggul. ça fait 3 ans. 3 ans. waaw ça des fois da ngay dégg ñuy wax da ngay def hôpital doo fay mais boo demee da ngay fay. da ngay fay. waaw te lu bari laa fay. waaw après ay reçu maa ngi yëpp. suñu ay invité xëy na dinañ ci joxe seen xalaat. peut-être gën a leeralal nit ñi nan la demee ak. dama ko doon fay. waaw moom tuberculose la amee woon. liir la dafa juddu ci hôpital bi mu juddoo fa la ko amee. d'accord. waaw boobu liir la mi ngi même pas 1 mois. d'accord. mais vraiment li ma fay dafa seer xaalis bari laa fay. jërëjëf dafay am solo genre poñ yi ñu ciy waxtaanee mais parce que day permettre ñu gën a leeralal askan wi question yi nga xam ne xëy na leerul ci seen bopp mu leer di ngeen ci dellu si waat Fatou ak Adama dama lay bàyyi rek nga tontu ci li ma la laajoon sànq. d'accord donc am na loo xam ne dañ koy tuddee ñun ci suñu jargon muy indicateur de performance maanaam ñu koy wax SAS. mais soo gisee loolu yenn saa yi dina yomb du yomb parce que plan dafay liggéey en consortium boobu plan la ak yeneen ñetti ONG benn ONG bi ñu ngi koy wax CRS ak beneen bi World Vision mu nekk ay ONG international ak benn ONG national ñu koy wax EMAD donc ñooñu la ñuy liggéeyal ci xeex bi moo tax dañoo couvrir tout le territoire sénégalais kenn ku ci nekk ak fa nga nekk mooy li ma la wax sànq ci chargé de projet yi donc kenn ku ci nekk ak zone bi ngay intervenir bi ñu jëlee def loolu ñu ne ñun kat li nga xamante ne nii moom la ñuy séentu baax nañu boole ci ñi nga xam ne ñooy association de lutte contre les maladies moo waral ñuy liggéey ak RN Aslut bi toog fii tey moo waral ñuy liggéey ASM bu Thiénaba nga xam ne ci wàllu palu lay liggéey moo waral ñuy liggéey ak li ñuy wax Help TB ma association la comme Aslut boo xam ne ci loolu lay liggéey moo waral ñuy liggéey ak ROCBAC bi nga xamante ni Bayti Samb moo ko jiite muy réseau des associations communautaires du Sénégal donc soo gisee ma wax loolu yëpp c'est pour wax la fi nga xam ne fa la ñuy jëm li ñuy njëkk a xaar ci ñun
mooy activités yi Adama ñaa doon wax sànq parce que am na paquet boo xamante ne ni dañ koy jox acteurs yi pour ñu koy dérouler paquet boobu nag uniformul ci niveau national parce que dafa am lu ñuy wax zone intégrée maanaam Kédougou Tamba ak Kolda dafa am ñoo xam paquet boo xam ñoom moom la ñuy dérouler mu am zone boo xamante ne ni moom la ñuy wax zone bi nga xam TV kese la ñuy dérouler ñu am seen paquet bu ñu ñëwee ci li nga xam ne zone intégrée bi ñooñu dañoo am benn paquet boo xamante ni dañuy def ay causeries dañuy def mobilisation sociale dañuy def dialogue communautaire dañuy def li nga xamante ni mooy école des maris mooy zone intégrée bi dañuy def loolu dañuy def li nga xamante ni tam mooy ay visites à domicile ak ay visites au lieu de travail donc paquet la boo xam dañ ko définir pour zone boobu bu ñu ñëwee ci zone yi nga xamante ni mooy zone tuberculose yi nga xam exclusivement TB la ñuy def mooy yi nga xam dañ ciy dindi Kolda Kédougou ak Tamba yeneen 11 régions yi ñooñu dañ leen defal paquet boo xamante ne ni dañ ko tuddee paquet de soins communautaires ak paquet d' activité ISCC paquet d' activité ISCC bi dañuy def ay VAD mooy visite à ay causeries donc causeries yooyu ñuy def mën nañ ci boole ay plaidoyer parce que am na ñu koy def ndax am na ñoo xam dañuy jël ñoom seen aura bi nga xam ne leader bi am na ko dem defi ji plaidoyer donc nekk na ci paquet bi am na ci ñuy def mobilisation sociale ay conférences yoo xam dañ koy def am na ci ñoo xam dañuy dem ci jumaa yi def ay xutba donc waxtaan ak ñi nga xam ñooy fidèles yeeg yooyu yëpp donc c'est des activités yoo xam dañ koy mëne pour gën a xamal nit ñi loolu c'est des choses yoo xam ne dañ koy def tout le temps mu am yeneen yoo xamante ni ay formation la yu ñuy jiital ci loolu parce que activité de formation yi peut-être ñun unité de coordination ñoo koy def chargé de projet yi ñoo koy def parce que balaa ngay yebal nit ci askan bi war nga ko wax la mu war a waxi donc loolu mooy jiitu formation yi ñuy def ginnaaw formation yi itam chaque ñetti weer wax na ko sànq ci biir waxam dinañ dem saytu ji liggéey bi fi mu toll ginnaaw bi ñu defee loolu yëpp nag li ñuy séentu mooy ñu ne ana ñi nga xamante ni ñi ñooy sëqat ñu génneel ñu sëqatkat yi nga xamante ni ñi ñoo nekk ci dëkk bi loolu soxla nañ ko sëqatkat yi ci biir sëqatkat yooyu am na ci ñoo xam dañuy amee doomu jàngoro tuberculose soxla nañ ñu génneel ñu ñooñu nga xamante ni dañoo am doomu jàngoro tuberculose pour que ñu mën leen a faj mi nga xamante ni nii moo war ci ñoom moo jaadu ci ñoom ak accompagnement ñi nga xamante ni nii ñooy communauté bi am na yeneen activités yi ñuy def tamit maanaam ki nga xam ne dafa commencé pajam commencé ko ba yàgg mu arrêté wala ba yàgg mu réer kooku tamit dinañ leen di yabal ñu dem seeti ko waxtaan ak moom pour mën ko delloosiwaat ci paj mi parce que dafa am lu ñuy wax tuberculose multirésistante maanaam bu dërkis bi nga xam ni bu la dalee boobu traitement bi waxuma juróom-benn weer mais juróom-ñeenti weer ngay commencé jëm kaw donc bañ a egg foofu moo tax ñu naan acteurs yi ñëw leen kii bañ a faju wala kii yéexal fajam gaaw leen ngeen dem seeti ko ba nga xamante ni du egg ci stade boobu donc loolu bokk na ci li ñuy def am na boo xamante ñoo xam ne cible privilégiée lañ mooy xale yi parce que xale bi nga xamante ni dafa dëkk ak ki feebar kooku dañ ko war a jël yóbbu ko ci bërëbu fajukaay bi buñ ko yóbboo ci bërëbu fajukaay bi ñu xool yaramam bu fekkee am na doomu jàngoro bi ñu faj ko su fekkee amul doomu jàngoro bi am na garab yuñ koy jox yoo xam ne ñetti weer lañ ko koy jox suñ ko joxee ñetti weer yooyu pour protéger ko la moom ci li nga xam ne mooy doomu jàngoro pour bañ ñi mu dëkkal wàllu ko mag ñi nga xawaa chimioprophylaxie wala chimioprévention mag ñi nga xamante ni dañoo nekk ay cas contact dëkk ak ki nga xamante ni daf feebar ñooñu aussi dañ leen war a yebal ci bërëbu fajukaay bi ñoom tam ñu jox leen ñetti weer garab ñuy naan chaque jour parce que ki feebar juróom-benn weer lañ koy jox mais ki nga xam dañ koy protéger kooku ñetti weer lañ koy jox. est-ce que ça veut dire que ki feebar moom durant ñetti weer yooyu yëpp mën na wàll feebar bi wala. xam nga dafa am lu ñuy wax signes yi ngay def balaa ngay feebar. parce que nit ki dina nekk ci kër gi di sëqat lu ëpp fukki fan ak juróom. pendant temps boobu muy sëqat mën na sëqat ñetti weer juróomi weer juróom-benn weer mais pendant temps bi muy sëqat ñi mu nekkal ci biir kër gi duñu ko daw. duñu ko daw mais dina am nu ñuy doxaleek moom. mais bis bu ñu nee dafa am tuberculose rek. il faut que ñu aar ñeneen ñi. ñoom dañuy commencer di ko daw. dañuy commencer di ko daw donc nekkul ni kooku noonu bu dafay wàlle ci ñetti weer yooyu déedéet. parce que nee nañu fukki fan ak juróom soo ko commencé jël sa garab dootoo wàlle mais tekkiwul ni kooku fukki fan ak juróom yooyu dañ ko war a boddi wala dañ ko war a ber wala dañ ko war a daw. waaw ñu jël auditeur bi nekk en ligne asalaamaaleykum. waaleykum salaam Rokhaya ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. di sant ci émission bi lool nag. jërëjëf. xale yi nga xam ne invité nga leen ñu leen di ñaanal. yàlla bàyyi leen ak seen xam-xam. amiin amiin. muy Soxna Fall ak Adama Niang. amiin. loolu li ñuy présenté fii lu am solo la wér-gu-yaram. mais sénégalais yu bari comme ni ko Thiam bi génn waxee ñàkk a jàng tax na ñu du ñu xam lu ñu war a def. mais dañ ni soo jàngul tamit
da ngay déglu ñi jàng pour xam mooy leeral yi comme nii ñëw ci rajo bi di leeral nit ñi effectivement. parce que wér-gu-yaram kenn amul payam ndax lépp loo bëgg a jëf ci kaw ci àddina rek su àndul ak wér-gu-yaram doo mën a jëf loolu kon wér-gu-yaram jar na di saytu di dem ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla jox bul jàpp ni ñi ay docteur la ñu rek déedéet yàlla moo leen jox xam-xam boobu parce que yàlla moo indaale loolu ci kaw suuf moo ñaale ko ci kaw suuf kon nit ñi war nañ leen di déglu bu ñu jëfee seen digal yu bari dañ ciy mucc loo yëgee ci sa yaram it da nga war a teel a dem boo demee ñu xool ko balaa garaaw ba di la tëral mais nit ñi nag dafa mel ni daal xam naa daal ñeexu ñoo sensibiliser daal waaye yàlla xiital leen ci ñuy déglu docteur yi te it ngeen ko ne rek di sensibiliser seen kuréel yooyu tamit yàlla na ci yàlla def barke amiin amiin ndax kuréel yu am solo la kuréel yu am solo la man Modou Boub laa tudd maay PCA transbi mais wér-gu-yaram moom kenn amul payam kon képp ku la koy dicté rek bëgg na sa wér bëgg na sa fan gudd bëgg na sa alal yokku ndax ko amul wér-gu-yaram moom daanaka na ma yàlla baal mais doo bokk ci àddina waaw mbaa bokk gu yemamaay lay doon man maa ngi liggéey ak ñoom parce que tranche bi wàllu santé lay def mutuelle de santé wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ba ca ministre de la santé ñooñu ñëpp suñuy collègue la ñu yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci sous-région yi yëpp kon nag seen xam-xam rafet na li ngeen wax it bëgg a dem ci receveur yi ndax man transporteur laa ngeen bëgg a dem ci chauffeur yi ak fu ñu receveur yi ak apprenti yi wax dëgg yàlla di leen jox ay masque ak alcosol loolu it lu am solo la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla daal seen taxawaay yàlla na ko yàlla dëgëral te sàmm ko ca barkeel ko ñu ngi lay gërëm nag Marie Rosalie sa émission toujours duñ koy sàppe ñu ngi koy déglu toujours wér-gu-yaram kenn amul fayam yàlla na yàlla fay leen yiw fay Sud FM gépp aw yiw defal Sénégal gépp jàmm yàlla na yàlla boole jàmm amiin amiin mu may leen wërit yéen nit nga xam ne saa su nekk rek ñu ngi ñuy bàyyi nopp ndax ñoom lañ fi nekkal Fatou ma bàyyi la nga wéy ci li nga doon expliquer ci li nga wax ne nit ñi bu ñu xasee ba ñu détecter leen feebaru tuberculose bi rek ñi leen wër dañ leen di tàmbalee daw waaw xam nga dafa nekk loo xamante ni dañ koy constater tout le temps wala lu bari bokk ci nit ñi maanaam stigmatisation boobu da ngay gis bu nit ki xasee am tuberculose comme ni ma ko waxee sànq rek nit ñi dañuy daw alors que avant muy am tuberculose moom ñoom ñoo dëkkoon ci kër gi foofu defe naa li ci ëpp solo parce que jàpp nañ ni stress bi bokk na ci li nga xamante ne nii mën na xaw a sooxeel paj mi donc baax na ñi nga xamante ni ñoo dëkkoon ak moom avant muy feebar ñu continuer di dëkk ak moom tout en respectant li nga xamante ne nii moom la ñuy wax les mesures préventives maanaam saa yu ñu xëyee nañu ubbi aéré ensoleillé moom aussi muy respecté sol maskam ba nga xamante ni buy sëqat wala muy tisli du ko wàll nit ñi donc loolu aussi c'est important mais wax dëgg yàlla accompagnement bi c'est très important loolu moo waral suñu relais yi dañ leen di jox sax ni leen malade tel ci bu ko nangoo accompagner leen ko pour que stigmatisation bañ fa am pour que ñi nga xam ne ñooy askanam ñu mën ko nangul mën ko jàppale ci paj mi mais relais yi ñoom dañuy dem di waxtaan ak famille bi par exemple loolu la ñuy def pour wax leen ne kii dafa soxla accompagnement jarul ngeen koy daw mën nañ leen aar ci kaw loolu waaw xam nga balaa ñuy dem di waxtaan ak famille bi dañuy waxtaan ak ki feebar ba pare parce que dafa am lu ñuy wax la charte du patient dañ koy wax mais aussi moom maanaam ki nga xam ne dafa feebar dafa am ay droits yoo xamante ni dañ kaa war a respecter parce que mënuñ jóg rek dem ci entourage am ni leen diw dafa feebar déedéet dañuy waxtaan ak moom ba pare ba mu nangul ñu ko dinañ xam nag suñuy pexey waxtaan ba moom mu nangul ñu dem këram mais objectif bi mooy mu nangu pour ñu mën a détecter ñeneen ñi bu nekkee wàllante dafa am il faut ñu am consentement am il faut ñu am consentement am mooy benn bi suñu amee consentement am doog a mën a dem ca kër ga beneen bi tamit mën nañoo bañ a am consentement am mais su boobaa suñu demee duñu wax ni kër gi kenn dafa feebar mën nañu ne tey kër Fatou dafa am ku feebar bu ñu ñëwee dinañ dem jaar kër Rosalie jaar kër Adama jaar kër Christine soog a dugg kër Fatou bu ñu génnaatee dugg ci yeneen kër ba nga xam ne moom du xam ne sax këram la ñu ciblé woon donc dinañ waxtaan ak nit ñi ci lan mooy tuberculose naka lañ koy wàllantee ku ko am naka lañ koy jàppalee ba nga xamante ni moom bu defee prise de conscience mën na wax sax waa këram ni dama koo am comme mën na ñëwaat ci ñun léegi amul problème mën leen parce que wax naa léegi ni ñi nga xam ñooy contact yi dañ leen war a yebal donc contact yooyu ñu war a yebal il faut que ñoom ñu xam ni nit ku feebar daa dëkk ci kër gi pour ñu nangu ñu yebal leen moo tax waxtaan bi lépp communication bi c'est très important moo tax dinañ ci def lépp pour mën a def counseling bu baax boo xam ne dina permettre ñoom ñu accepter ñu mën a ñëw seen kër yi jël ñi nga xam ne ñooy contact yi pour mën leen a mettre sous chimioprévention loolu c'est important
ñu ñëw ci ki nga xam ne moom moo woote woon sànq di Bassirou Gueye di wax expérience bi mu am ak tuberculose ci doomam ne hôpital bi mu juddoo fa lañu ko wàllee balaa ñuy ñëw sax ci paj meeg fay bi nga xam ne gis na ne cher na lool genre situation yooyu nan lay demee defe naa fajkat yi am na nuñ koy woowee bu ma jumul infection nosocomiale wala leneen ak leneen loolu lan moo tax muy am nan la mënee nekk. waaw peut-être am na loo xam ne du ma ci mën a wax parce que maîtriser wu ma carrément. Est-ce que infection nosocomiale la est-ce que du infection nosocomiale parce que nee na bi mu juddoo ci hôpital bi la ko dalee mais comme maîtriser wu ma loolu noonu du ma ci mën a wax mais li ma xam mooy xale bi bu juddoo dañ koy ñàkk li ñuy wax BCG. BCG boobu ñu koy ñàkk du ne da koy protéger contre la tuberculose parce que mën na ñàkku du tere mu am tuberculose. mais da koy protéger contre les formes graves yi nga xam ne su ko amee rek mën na ko faagaagal. donc il faut que nit ñi xam ni ñekku naa tuberculose terewul am tuberculose mais forme yi nga xam bu dalee xale bi da koy faagaagal yooyu lañ koy aar. donc loolu mooy benn bi ci des mooy traitement tuberculose comme niñ koy waxee tout le temps lépp gratuit pour l'instant nii sauf bu fekkee dafa am hospitalisation parce que hospitalisation bi bokkul ci traitement bi mais garab yi ñu lay jox analyse ba ci sa 6e mois ñu defal la sa 3e analyse parce que bu ñu fàtte ni booy ñëw. dañ lay xool bu fekkee tuberculose nga am su amee 2 weer dañuy defaat beneen analyse su amee 5 weer ñu defaat beneen analyse su amee 1 weer ñu def beneen analyse xool ba gisatuñ benn doomu jàngoro ñu ne la wér nga diggante premier jour bi ba dernière analyse boobu amul lu ci patient bi di fay xëñ na peut-être Albert Royer la dem nee na xëñ na hospitalisation la xëñ na leneen la mais garabu tuberculose moom dañ koy confirmer c'est gratuit début traitement ba fin traitement c'est gratuit ngi ñu lay jox nga koy naan ak yooyu c'est gratuit analyse yi ngay def c'est gratuit peut-être rajo bi lañ mën a wax ni c'est pas gratuit mais sinon analyse yi ngay def laboratoire ak yooyu yëpp c'est gratuit. xëy na ak ni nga ko waxee xëy na hospitalisation mais ma bàyyi Adama rek mu wax ci moom xalaatam. Fatou a parfaitement raison li mu wax effectivement noonu la tuberculose lépp li nga xam ne dafa jëm ci garab yi vraiment c'est gratuit. parce que kooku dafa nekk note circulaire ba nga xam ne ministre bi ci boppam moo ko bind hôpitaux yëpp xam nañ ko donc bon waru woon poser problème man je pense que dafa am peut-être ay antécédents wala mu am leneen mais bu fekkee ni par exemple garab yi pour tuberculose rek muy forme pédiatrique bi ñu jox xale yeeg yëpp c'est gratuit ba mu des peut-être comme l'a si bien dit bu fekkee ni par exemple ay yeneen facteur la moom kooku vraiment maîtriser wuñ ko mais ñun daal li ñu xam ci tuberculose mooy note de service bi wàcc na ministre bi nee na fi ñu toog actuellement ni kenn du ci fay dërëm effectivement ñun d'ailleurs bañ nañ ba bu ñu defee des supervisions dans les régions suñu gisee même am na ñoo xam ne sax xam nga normalement bu fekkee ni yow da ngay door a ñëw xamuñu tuberculose normalement da ko fay ticket mais ñun ticket boobu sax am na nu ñu koy contourner parce que bu ñu fekkee dañ la référé jox la benn fiche de référence boo ñëwee directement kenn du la laaj ticket donc bon man xaw ma foofu fan la jógee effectivement du lu ñu maîtriser mais daal lii ñuy wax daal mooy fi actuellement tuberculose début ba ci fin bi tout est gratuit. waaw Fatou ñu ñëwaat ba tey ci domaine d'intervention plan stratégie yi mu taxawal mais li ma la doon gën a bëgg a laaj mooy ci activité yooyu ngeen di def yëpp est-ce que da ngeen fixé wu benn objectif ne peut-être à l'horizon 2020 wala 2025 bëgg nañu gannaaw liggéey bi yëpp ñuy def VAD yi ak li ñuy liggéey ak relais yi ak tradipraticiens yi bëgg nañu xëy na wàññi incidence su tuberculose ci zone bi wala zone bële looloo tax ma lay laaj ndax da ngeen fixé ay objectifs yu bien particuliers. waaw loolu am na xam nga liggéey moom boo koy liggéey il faut nga am ay objectifs yoo xam moom ngay fixé ni may waxee yow nii li nga xamante ne ni sas nañ ko acteurs yi ñu war ko def ci wàllu waxtaan boo xam ne war nañoo mën a toucher 20 personnes maanaam causeries yi ñu ngi ciy xaar 23 052. causeries yoo xam war nañ ko def ci 2021 2022 ak 2023 loolu tamit ñu ngi xaar ci causeries yooyu ñu touché ci li nga xam mooy 461 040 personnes donc loolu lañ ciy xaar ñu touché leen ci ñoo xam ne am nañ fukki at ak lu ko ëpp loolu lañ ciy xaar ñu ne ñi nga xamante ne nii mooy sëqatkat yi ñaata la ñuy xaar ci sëqatkat yoo xamante ne nii war nañ leen a yabal 114 145 toucheurs de plus de 15 jours mooy li ñuy wax les cas présumés de tuberculose cas présumés yooyu bëgg nañ cee génne li nga xam ni mooy 9969 cas yoo xam ni confirmé nañ leen ni lii tuberculose la ñu am lii nag juste suñu participation ñun niveau communautaire la bokkul ak li nga xam moom la ñuy xaar ci programme national de lutte contre la tuberculose ñun dañuy participer à hauteur de 25% pour 2021
26% pour 2022 et 27% pour 2023 foofu lañ ñuy xaar moo tax li ma la limal sànq lépp ñuy def comme activité foofu la ñu bëgg a teg suñu tànk bëgg nañ d'ici 2023 ñu réduire de 40% mortalité bi nga xam ne mu ngi am ci tuberculose te defe naa ni ambition la objectif la boo xamante ni tamit war nañ kaa mën a atteindre ginnaaw bu ñu defee liggéey bi dëgg la Covid bi nag dafa ñëw nekk loo xam ne dafa nekk en défaveur li nga xamante ne ni mooy intervention yi mu ngi noonu dafa perturber lu bëri parce que wax naa sànq ni Covid bi dafa bokk ak ay signes tuberculose donc nit ki dafay ragal sax dem ci bërëbu fajukaay bi balaa ñu naan est-ce que du Covid la amee parce que nit ñi dañu ragal Covid bi ndax stigmatisation bi donc loolu bokk na ci li nga xamante ne nii des fois dinay sooxeel liggéey bi mais terewul à chaque fois dañuy bëgg di changer ay stratégie yoo xam dina permettre loolu moo waral sax bi Covid bi ñëwee d'ailleurs plan international jël ay fonds dugal ko ci Covid bi des centaines de millions dugal ko ci Covid bi pour gën a ñimeloo nit ñi jox leen ay kit ay masques de protection aussi bien districts sanitaires yi qu'acteurs communautaires yi nga xamante ne nii moom la ñuy waxtaana donc baax na ñu xam ni Covid bi mu ngi fi mais acteurs communautaires yi aussi défi la pour que ñu maintenir performance bi nga xamante ne nii moom lañ ñu xamee woon parce que plan depuis 2012 mu ngi nekk di intervenir ci projet de lutte contre la tuberculose ci round 10 bi la commencé ñëw NFM 1 2 ñëw NFM 3 bi ñuy déroulé nii en 2021 2023 c'est un projet pour lequel plan a toujours été performant donc performance boobu tam foog acteurs yi bàyyi ci xel pour que Covid bi bañ a perturber loolu bañ a yàq loolu parce que pour man sax Covid bi avantage la pour ñun li ñu doon wax tout le temps nañuy takk masque takkatuñ ko woon tuberculose bi di wàllante buñ toll ni Covid bi tax na ñëpp di takk masque donc wàllante tuberculose bi war na mën a wàññeeku tamit mais war na mën na tamit signes yi nga xam ne moom la ñuy kii nit ñi bàyyi ci xel ba ku am signes yooyu rek daw gaaw bañ a ni dama ragal Covid wala dara parce que am Covid ñu faj la moo gën nga am Covid toog ba dee aussi donc loolu moo tax il faut que ñu bàyyi xel ci loolu on a des indicateurs mais on a des défis aussi à relever par rapport à tout ça ñu bàyyi waa service commercial quelques secondes jàllale seen page pub dellu si Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. kon nag dañ koy jaajëfal bu baax Val d'Afrique mu ànd ak ordre des médecins du Sénégal may ñu li nga xam ne moo di Allo Docteur ñu jël auditeur bi nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Rosalie ñu ngi lay gërëm di la sant. ndax mën nga yëkkati kàddu gi tuuti asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaw dafa mel ni dégguñu ko xanaa bu ñu jéem a duggaat ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaw ñu bàyyi ko rek mu duggaat ma ñëw ci Adama Niang bëggoon naa rek nga dellu si dafa sotti suñu auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Rosalie salaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar di am mbégte di participer si émission bi. di rafetlu di ñaanal waa Sud FM surtout si engagement bi ñu jël en matière de santé de plus yéen a ngi joué rôle bu am solo. Maintenant par rapport ak li nga xam te ne tey mooy waxtaan bi dafa nekk waxtaan bu nekk si jamono bu toll si jamono. muy maanaam feebaru sëqët si. bu nekk loo xam te ne tey dafa nekk mbiru ñëpp la war a doon warul nekk mbiru technicien de santé. warul nekk mbiru acteur communautaire mais c'est toute la communauté et les communautés ñoo si war a ànd taxaw pour ngir mën ko fi jëlee. par exemple tey su ñu jëlee en termes d'indicateurs sur l'offre de soins sur le renforcement du système de santé en matière de lutte contre la tuberculose tey appareil yi nga xam te ne mooy Ginexpert yi nga xam ne tuberculose andi na ko tey moom mooy dimbali sax xeex Covid bi boo koy seet. et boo koy seet c'est même pas visible boo koy seet tey. avantage bi nga xam te ne mooy la ñuy am suñuy xarala ak système de santé bi performance bi mu am donc côté boobu sant yàlla mais souvent dafay am des cas manquants mooy ñiy des ci askan bi par exemple tey bu ma ko doon xayma si su ma la ne Sénégal 1000 personnes moo fi nekk sur les 1000 personnes ñu ne au moins il y a 500 yoo xam ne dañu nekk en risque mais 50 yi la ñuy jot a gis. ñeneen ñi ñu ngi exposé wu anu ñoom.
donc ñooñu dafay laaj ay coalition ay création de liens pour dem identifier ces cas manquants là. Parce que tant que benn nit mu ngi am feebaru sëqët bi di dox ak si biir mbooloo bi benn ticheli bu muy ticheli ñaati nit la mën a wàll si benn journée bi. donc boo ko seet sëqët bi sax moo gën a garaaw corona bi ñuy wax corona xëj na ni mu dafa nekk lu bees si nit ñi ñu di ko jàngat di ko saytu di xool mais li la tuberculose di jox pour nga mën koo régler pour nga mën a régler corona boo xoolee stratégie ngay mettre en avant sur la lutte contre la tuberculose moom boo ko si jëlee rek teg ko dina la dimbali si xeex corona bi. maintenant loolu mooy liy jaaxal àddina bi corona du lu grave mais lu ñu xamul la moo tax mu jaaxal ñu mais tuberculose tey depuis ñaati milliers d'années mu ngi fii mu ngi lore mu ngi gaañee. maintenant lan moo war a nekk suñu taxawaay mooy àddina ñett ñi ñoo war a ànd technicien bi mooy kiy faj mooy scientifique bi décideur bi tey su ma doon jël au niveau local c'est le maire qui a les ressources locales qui doit contribuer pour aider sa communauté parce que maire bu toog ñu di ko jox ordonnance Dakar dama am ordonnance dama war a def nangam muy dépenser de l'argent 100 000 50 000 tey bu defoon benn mécanisme de benn outil au niveau de ces collectivités locales en disant damay mettre en place benn programme de lutte contre la tuberculose surtout dans les zones rouges di ko financer je pense que déjà dafay nekk mooy le décideur donc wax naa la ñaari acteur bi mooy décideur bi mooy technicien bi faj mais la communauté tey béykat su amee feebaru sëqët bi nekk si biir famille yaayam di ko daw problème dafay am. rakkaam di ko daw problème dafay am mais béykat su fekkee ne dee na ñëpp daal di ñëw taxaw ne non sama rekk sama nijaay la sama doom la moo fi gën a baax et pourtant que yow boo ko gunge woon mooy li ñuy wax accompagnement psychosocial di ko aider bu fekkee ne amul garab mënuñu jënd garab bi gratuité bi nga yóbbu ko wala amul passe pour mën a dem hôpital donc loolu yëpp dafa nekk ay éléments yoo xam ne nit ñi tey dañu war a delluwaat si suñuy cosaan mooy li mag ñi doon wax gàcca jarbaat nijaay da koy faj si biir kër si biir néegu ndeyam jarbaat bu ne bu amee gàcce nijaayam moo koy faj mais dafa bu ñu ne nijaay bi xam nga nijaay du génn si biti naa bay ci x wala z donc sutura soosu si biir kër googu donc yëg-yëg bi ak sutura si ak gunge askan bi parce que kii feebar teyu ko pour feebar du moom mooy jël nattu di ko teg si boppam mais su demee ba feebar am na yeneen mbir yu koy dikkal mooy gis-gis yi naka la ma nit ñi di gisee naka lañ may dégloo naka lañ may xoolee ala rawati mu nekk loo xam ne bu ñu ko bëgg a tiital nit ñi rek déjà dafay nekk difficulté donc dafay laaj l'engagement de tout un chacun de la famille et si la famille n'a pas de ressources ou n'a pas d'information c'est la communauté mooy quartier bi ñoo ko war a accompagner benn malade boobu nekk ci quartier bi su ko quartier bi xeebee rek problème am na maintenant Baytiir ci loolu sax laa lay laajte damay wax rek auditeurs yi ne Baytiir Samba ñu koy wax aku moom mooy président national des acteurs communautaires xam nga tey engagement communautaire ci xeex tuberculose la ñuy wax yow xam nañ ne engagé wu nga trop ci wàllu côté boobu est-ce que jot nga ci dund expérience boo xam ne jotoon nga benn wala ñu sasoon la bokk nga liggéeyu acteur communautaire ci famille boo xam ne dalaloon na benn malade ak mën leen sensibiliser ak daw beeg stigmatisation bi yëpp ngir mu tege boor est-ce que loolu am nga ci expérience pour partager ko ak ñun. oui am nañ ci expérience parce que yàggul torop ci benn district parce que bëgguma tudd district bi dañuy détecter benn cas ñu référé ko mais biñ ko détecter ñu référé ko CDT bi technicien yi de santé bi accueil bi baaxul kooku daal di daw mais après dafa mujjee décédé loolu ça c'est un élément sur l'accueil par rapport ak l'offre de soins mooy nit ki feebar su ñëwee su nangoo ñëw dañ ko war a dalal accompagner ko gunge ko et jox ko l'information maintenant si la damay bëgg a wax l'importance de l'accueil ak technicien bi deuxième élément bi dem nañu si benn kër aussi gis fa nit yoo xam ne par exemple cas bi kooku mu ngi jabar ji dafa gaañu mais kenn du dugg ci kër gi pour un peu sensibiliser kër gi parce que tuberculose dalu leen ñu toogaat 2 jours 3 jours encore mu amaat keneen ku gaañu ndaxte tuberculose mu ngi lore ci biir quartier bi ci biir kër gi. ñuy dem di dem bi ñu demee ba mu nekk 3 personnes yu génn yoo xam ne dee nañu ci biir même famille bi après si la ma borom kër bi ñëw na ma Baytiir dama bëggoon nga yebal ma. parce que tey man xaw naa jaaxle
ma ne ko soo ma ko waxoon du ma mën a ñëw parce que ñëw nañu plusieurs fois sa kër nga agressé ñu sa njaboot agressé ñu donc yooyu yëpp c'est des difficultés que les acteurs communautaires di jànkonteel en fait. mais bi mu xam na comme xam nañu mais boobu c'était stigmatisation bi la doon éviter comprendre nga. waaw maintenant man bi nga xam te ne jël naa ko ma yóbbu ko ñu defal ko test yàlla suturaal na ko moom génn na si mais ma ne ko nag du ma la bàyyee noonu il faut que ñu désinfecter kër gi parce que yaa ngi à risque comme kër gi déjà ñetti nit gaañu ne fi donc kër gi déjà dafa nekk à risque keneen ku fi nar a dugg sa ici dafay nekk à risque donc si la ma autorisé na ma léegi da ngay xaar ba dëkk bi ne selaw nga andi ma service d'hygiène heureusement ma am relation ak waa service d'hygiène ñu ñëw guddi discrètement désinfecter kër gi donc c'est pour dire que donc apport bi PNT di xaar wala plan wala kenn di xaar si ñun suñu kalewul daay relation ak d'autres acteurs pour désinfection boobu xam nga plan du la wax ne demal désinfecté yi programme de lutte contre la tuberculose dem demal désinfecté donc loolu mooy un peu wane l'engagement communautaire c'est comment identifier des ressources soit techniques ou locales c'est-à-dire que su ma amuloon information à travers le rôle que le service d'hygiène mu koy jouer pour désinfecter kon sama xel du fa mën a dem kon jàppal ne kon kër googu musiba boobu dafay continuer di ne tu vois. donc loolu mooy un peu l'orientation moo tax bu ñu wax dañuy wax il faut nga nekk benn say boo xam te ne tu prends l'ensemble des acteurs ku si nekk da nga am rôle bu important booy jouer si biir kii bi même sa doom su fekkee ne sa doom dafa nekk si biir kër gi gis papa wala maam di sëqat moom mën na jouer loolu alerte bi mais waaye yaay booy yaa ngi sëqat de li ngay sëqat mi mooy doo seetu même picc bu génne si sa yaram amula wér-gu-yaram donc yaay booy yaa ngi sëqat wala papa lan moo dal extra l'enfant peut-être xale bi mën na dem yóbbu fexe ba yaay ji conscient dem faju ji mais bëtu ñeneen ñi nag mooy suñu problème au niveau communautaire tey bu ñu bëggee xeex tuberculose il faut ñu fexe bët yi mooy xoolin bi ni ñuy xoolee nit ñi ni ñuy xoolee malade bi ni ñuy traiter malade bi ni ñu koy accueillir même l'acteur communautaire muy relais bi wala bàjjen bi wala ASC buy dem di sensibiliser bu amul sutura amul comportement bu positif tey man mën naa solu ba yiw ñëw dugg sa kër sensibilité la yow nga génne gis ma am neneen nu ma mel doo bëggati ma ñëw si sama biir kër donc même nan la ñuy orienter l'acteur communautaire nan la war a dundee si biir société bi c'est-à-dire tey mën naa ñëw def BAD ñu jàng lañu ma technique de communication technique de recherche ma ñëw def loolu yëpp solu rafet yiw ñu wax ak yow ba nga d'accord mais suba nga génn gis ma may def leneen loo xam te ne sama image boobu après mën na la marquer en fait da nga naa kii mënu ma ko situer donc dafay laaj la formation des acteurs communautaires sur l'accompagnement psychosocial sur le comportement xamal que ne que yow doo benn nit comme ça neen ta communauté t'a choisi donc dafa am looy jommal sa bopp waruñu la fekk ngay wax waruñu la fekk ngay jëw waruñu la fekk ngay am comportement waruñu la fekk sax ngay xuloo parce que xuloo boobu ngay xuloo rek ci ngay bëgg a dem suba jërëjëf mais si sama biir famille laa nekk par exemple maa ngi dëkk x quartier mais sama communauté xam na ma xam ne dama nekk nitu fitna mais su ma nekkee nitu fitna est-ce que mën naa ñëw sensibiliser jërëjëf donc c'est que le programme de lutte contre la tuberculose si aujourd'hui dañu ne dañ ko bëgg a jël mu jeex si addina bi wala si Sénégal c'est tous ces facteurs-là tous ces déterminants-là dañ ko war a jël en compte sinon dañuy nekk sur la communication l'intervention aujourd'hui l'intervention on parle de l'engagement communautaire c'est comment engager les communautés et les communautés tey yow Rosalie en tant que technicien de communication expert en communication tey am nga rôle booy accompagner mais man si sama xam-xam bi ma jàngi bay def communication de masse dinaa si jàppale ñoom Baytir. merci beaucoup Baytir. li nga wax noonu dafa am solo Fatou Fall bëgg na ci indi lenn loo xam ne da ci aju balaa ñu ciy dellu si waat ci yeneen point yi nga xam ne soulevé na ko Fatou dégg nga intervention bi contribution acteur communautaire la ban jàngat nga ci am. waaw defe naa sànq maa ngi koy liste bi may wax partenaires yi ñuy liggéeyal maa ngi koy wax sànq Rockback ba defe naa tudd naa turu Baytir mu nekk un acteur très engagé
d'ailleurs mois de décembre bi passé rek def nañu moom benn activité bu ñu doon wax plan d'accélération de la lutte contre la tuberculose ci district bi nga xamante ni fa lay intervenir d'ailleurs am nañ fa ay cas de tuberculose yoo xam ni gis nañ ko ci bi ñu defee activité yooyu mu nekk quelqu'un de très engagé ci niveau communautaire bi quelqu'un qui est très dynamique boo xamante ni dañuy liggéey ak moom depuis donc je pense que c'est l'occasion aussi pour ñu féliciter ko pour toutes les interventions yi nga xam ni mu ngi koy def ci fonds propres mais aussi ci surfinancement donc dañ ko ci remercier bu baax a baax leneen li tamit mooy par rapport ak li mu wax c'est important parce que gis nañ ni stigmatisation bi dafa bëri mais lenn rek laa bëggoon attirer attention par rapport ak li nga xamante ni stigmatisation bi parce que tey jii su fekkee ni dafa feebar ñu au service d'hygiène mu ñëw désinfecter mën na tax nit ñi njort te bu ñu fàtte ni tuberculose niñ koy wàllantee mooy nit ki dafay sëqat génne doomu jàngoro bi yow nga noyyi ko noonu lañ koy wàllantee wala mu tisli wala mu wax doomu jàngoro bi génn nga noyyi ko donc entourage patient bi defe naa ni dafa bokk ci li nga xamante ne nii tax na tuberculose di bari ci yenn kër yi parce que conditions yi ñuy dundee la. ñu jël auditeur bi asalaamaaleykum. aleykum salaam. maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay est-ce que mën nga wàññi sa rajo tuuti rek. waa xaar ma woon. waa kay ñu ngi lay déglu. di gërëm sa ñaari invité yi. Fatou Fall ak Adama Niang. man maa ngi tudd Astou Mbacké nekk superviseur ci communautaire. district Tivaouane bu Plan. ma bëggoon apporter depuis sama contribution rek parce que maa ngi ci projet de vie communautaire bi depuis 1992. yàgg na. léegi nag may rafetlu waxtaan bi rek di wax rek surtout par rapport ak kii engagement communautaire bi. bay la may tàmbali aussi damay gërëm suñu médecin chef de district gërëm ak ñu nekk ci district yi yëpp CDT yi ak ICP yi parce que bu ñuy liggéey bi yomb aussi ñoom ñu gën a jàppale. dëgg la. léegi dañoo wax par rapport ak au niveau du citoyen surtout par rapport à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose man am naa sama OPD boo nga xamante ne parce que au niveau de Tivaouane fii dañuy insérer plan de contractualiser ak 9 OPD am naa sama benn OPD bu may remercier au passage mooy ARPD Turc ñun journée mondiale de lutte contre la tuberculose dañu naan célébrer chaque année. daaw lañ ko defal ak ren te contexte bi te ci loolu dañ daan invité partenaires yëpp région médicale daf daan ñëw district plan appuyé de grand cadre yoo nga xamante ni ñu ngi au niveau de la santé su ko defee daraw bi ay masamba bi ñoo daan ñëw ci ak te loolu acteurs communautaires yi allo. par rapport aussi xel li ñu ñoo parti bi aussi au niveau du lycée liggéeyu ñu nii rek di dem allo ak OPD yi ay indicateur de performance yoo xam ne allo. waaw déggante bi mu ngi doon sooxe xanaa mu xëy na problème mu réseau la mu jéem a dugaat xëy na Fatou Fall le temps que ñu koy expliquer yaa ngi doon wax ne souvent wàllante gi lu koy indi moom mooy conditions yi ñuy dundee ma bàyyi la nga wëyal. waaw parce que xam nga des fois dañuy dund ci condition de promiscuité yoo xamante ni par exemple tey nga dugg ci kër goo xam ni boo taalu lampe bëccëg doo gis. kooku microbe bi fa nekk naaj bi war ko rey ngelaw bi rey ko rey du dee war ko rey du dee. léegi nag nit ñi des fois dañuy jaawale xam nga bu njëkk dañ daan wax naan service d'hygiène day ñëw mais dem nañ toll ci xarañte goo xamante ni xam nañ ni loolu xëy na nit ñaa ngi koy def mais du li gën. te amatul benn njariñ bi nga xamante ni nii peut-être mënoon nañ ko jox bu njëkk parce que xamuñu woon. mais defe naa ni tey jii baax na nit ñi comprendre naka la ñuy wàllantee tuberculose pour mën a xam naka lañ koy moytoo. waaw donc c'est l'occasion ma nuyuwaale Astou soxna Astou. mu ngi en ligne sax. soxna Astou. allo waaw. waaw ñu ngi lay déglu. di wax par exemple ñun au niveau du district du Tivaouane comme ni ko Fatou Fall waxee ñun liggéey bi de se basé sur des ay indicateurs yoo nga xamante ne plan daf ko fixé ak OCD contractants yi. ñu ciy def nag di ci terroir
xam naa ñun le district de Tivaouane bu ñu nekkul bu nekkul premier aussi on fait partie des meilleurs districts du Sénégal dans ce lutte contre la tuberculose communautaire. te loolu yëpp engagement bi nga xamante ni acteurs communautaires yi engagé nañ ko dañuy dem def ay activités comme ni ñu ko waxee VAD yi ñun dañuy dem bay def fii ay VAD yi nga xamante ni de suivi patient te loolu yëpp li ñu ko mooy engagement bi nga xamante ni ak qualité yi nga xamante ni relais yi nga xamante ni tànn nañ leen moom lañ am par exemple léegi-léegi mu am ICP boo nga xamante ni dafay am malade am boo nga xamante ni malade bi dafay sori trop poste bi gaz que TDO sanitaire bi moo leen gënal mais bu ñu ñàkkee pexe xam nga un malade boo nga xamante ni yaa ngi dëkk ay 8 kilomètres sa poste wala ay 7 kilomètres sa poste pour ngay ñëw chaque jour dafay metti mais confiance bi nga xamante ni relais yi moom la population bi am ci ñoom dañuy obligé confier ko relais nga xamante ni relais bi daf koy suivre non seulement daf koy suivre ba 6 mois bi ba ñu déclaré ko guéri mais pour ñu respecter course bi daf koy continuer di ko suivre pendant 1 an muy loo nga xamante ni liggéey bu rafet la sànq ñu ngi doon wax tamit ci stratégie yi nga xamante ni dañ koy def am nañ exemple ñun au niveau districtal yoo nga xamante ni koo nga xamante ni tradipraticien la woo nga xamante ni parce que relais yi dañuy dem ba si tradipraticien pour te dire di leen sensibilisation di dem ba si officine pharmacie yi di leen sensibiliser parce que en général nit moom bu feebaree gis nañ ni li mu njëkk a xalaat mooy day dem pharmacie puis au niveau Tivaouane acteurs yi dañuy dem si officine yi dem tradipraticien am na suñu benn patient boo nga xamante ni au niveau benn zone fële tradipraticien bi relais bi damay waxtaan ak moom fekk dafa dem kër relais bi ci coucheur chronique bi à maintes reprises mun ko man maa ngi fajoo kat diw mais bi mu demee ba sensibiliser tradipraticien bi ci boppam moo orienté ndaw si woo relais bi ñu fexe ba mu dem dépister effectivement bi ñu ko dépister ni ko kon ci ñun dañuy rafetlu liggéey bi nga xamante ni acteurs communautaires yi ñu ngi koy depuis 2012 vraiment seen contribution rafet na xanaa kay li may suggérer rek mooy à ce que mooy ñu gën leen bàyyi xel tamit am na ci ay activités yoo nga xamante ni tamit plaidoyer malgré que ñu ngi jël di si xajal mais plaidoyer yi ñu daan def amoon na tamit benn kii bu ñu daan def caay approche caay boo nga xamante ni dañ daan def au niveau des écoles def ko mener ay activités ak maîtres yi ak kii parce que dañu gis temps yi que ni tuberculose bi dafa bëri au niveau des élèves ñu bëggoon ma loolu lu may suggérer à ce que bu dee activité yooyu mën nañu ko delloo si ngi delloo si sinon di leen gërëm seen fidèle auditrice la mais tey jii mën ma woon bañ a dugg parce que vraiment damay rafetlu waxtaan bi Fatou Fall nekk bu baax nekk na suñu chargé de projet mais macha allah ñun ba ñu mënee yéen yu bëri waa plan bi mu noonu jàppale durant Covid bi li muy metti yëpp on était obligé di sensibiliser nit ñi te seen appui moo tax parce que doté woon nañ relais en masque jox leen gel ñu mën a def activité ba ñaar ko Covid bi on réussissait à di orienter ay tuuti kuréel ñu doon am résultat yi. jërëjëf maa ngi sant ñëpp di leen gërëm. jërëjëf soxna Astou ci contribution bi témoignage bi aussi ci liggéey bi nga xam ne plan mu ngi koy def ci wàllu projet de vie communautaire ci Tivaouane bu fekkente ne am na beneen auditeur xanaa foofu lañ koy yemale su ko defee ñu mën a wéy ci waxtaan bi ak point yi nga xam ne surtout Baytir soulevé na ko ak lu jëm ci wàllu association bi tamit asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñu ngi sant bu baax. man de lii de yàggoon na kaa bëgg a déglu lool wax dëgg neex yàlla. ndax man maa ngi dëkk ñaari tali mais damay nëbb si tur. tuberculose dafa rey ñaar ñu ma bokkal. ci biir 4 mois. man mii di wax ak yow. tuberculose dal na ma pendant 4 ans ma tëdd ko liggéeyuma. testé nañ ma nag ba léegi nee nañ ma feebar bi nekkatul ci man pendant 1 an ou 6 mois yu teg. nii ba léegi sëqët bi dafay continuer damay laaj ndax sëqët bi dina deñ partout ba dootul ñëwati ou bien man question boobu laa bëgg laajte. asalaamaaleykum wa rahmatulah ngeen baal ma àq nag. waaw bul coupé. mais waaw maa ngi lay dégg. est-ce que fi nga doon traité dem nga wax leen aussi que ne sëqët bi mu ngi dellu si wala. bañ la ne war. ba léegi nii maa ngi fay dem su ma demee dañ ma bindal suma Gaspard Camara. mais suñu demee dañ may xool ne ma carrément feebar bi nekkatul ci yow. mais daal ba léegi day continuer franchement affaire boobu jaaxal ma bëggoon xam nag ndax feebar bi sëqët bi dina dañ carrément
nga affaire yi moom pendant 1 an 6 mois wala 2 ans yi nii sax jëlatuma garab bi. parce que tolloon naa boo xamante ni man dama doon pikiiru matin di jël garab chaque pendant 2 mois ma tegle ko. waaw fi mu toll nii nag pikiiratuma jëlatuma garab parce que nee nañ ma feebar bi nekkatul ci yow mais sëkkat bi ba léegi daf may dal par guddi gi quoi. mais nag par rapport ak bu njëkkoon. waaw am na amélioration bu baax mais ndax dina deñ ba jeex tàkk sama yaram di daal laa bëggoon xam sëkkat si. waaw loolu rek laa bëggoon laajte ngeen baal ma ak asalaamaaleykum wa rahmatulah. am na solo dinañ Fatou dam lay bàyyi nga tontu ko après xëy na Adama am lu mu ci yokk. waaw kooku d'abord maa ngi commencé ci Baytir vraiment bon mu nekk suñu xarit ñu bokk liggéey bi muy def liggéey bu rafet ñu di ko encourager vraiment gis nañu que c'est un acteur qui est très engagé ñu ngi koy remercier ci intervention bi mu def bon pour cas de figure bi ñun on n'est pas des médecins. parce que il faut booy dugg nga du xam li ngay dugg lan la. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seet ba ni feebar bi jeex na ci ñoom ils sont mieux placés que quiconque pour le dire man li ma ci gis mooy du sëqët bu nekk mooy tuberculose. c'est ça parce que ay bronchite nga fekk leneen ak leneen ak leneen man dama ragal ni noo xool bu demaatee ci ñoom wax leen sëqët mi ko continuer mën na am danañ ko orienter feneen xam ne tuberculose parce que tuberculose moom bu xasee wér normalement sëqët ci war na dañ waaye nag sëqët moom ñun ak ñoom ñoo ànd. parce que ñun am na ñoo xam ne ñu amuñu tuberculose mais bis bu ne ñu sëqët waaw kooku daal li ma koy demander encore mu dem ñu demaat ci ñi ko doon traité pour ñu jëm ko defar ko yeneen orientation. man mu wax leen daal insister ni leen daal sëqët bi daal jaaxal na ma te yéen laa ci yaakaar nan laa mën def pour mu dañ complètement. mais li mu war a jàpp daal mooy bu nekkee tuberculose la faj nañ ko ba mu wër. waaw maanaam tuberculose bu wëree sëqët amatu fa place. waaw mais nag beneen affaire am na aussi parce que tuberculose aussi mën na wér dellu si waat. parce que c'est pas forcé que ni wér na rek nga toog jàpp sa njaambur déedéet mën na dellu si waat donc bon bu fekkee dem na ba mu jeexalaat ko mais dana dem ci ñoon parce que tuberculose c'est pas forcé que ni wér nga rek. au contraire sax tu es fragile. waaw. parce que même bu ñu la fajee ba nga wër sax mën nga boo aarul sa bopp. virus bi mën na doomu jàngoro ji mën na la dugaat nga daanuwaat. effectivement bu feebar boo xam ne da lay jox immunité. waaw donc bon léegi ma daal li ma koy yedd man a wax daal mu def ko na delluwaat ci docteur yi leen daal insister man daal sëqët bi daal jaaxal na ma ñoom ils sont plus habilités ils sont mieux placés que ñun ñii parce que ñun on n'est pas des médecins duñu kii donc mënuma loolu laa koy mën a conseiller daal. waaw. waa kay Fatou. waaw damay dëggal li ñaa wax parce que tey ki la xool ba ne la wér nga am loo xam ni yaa ngi koy présenté waat da nga war a delluwaat ci moom nee na dellu na ci ñoom mais bu mu tàyyi na delluwaat. bu demee ci bërëbu fajukaay ba dinañ ko wax lan moo war ci moom. parce que bu ñu fàtte ni du sëqat yëpp tuberculose la mais sëqat bu nekk am na lu ko lal. donc faaw mu dem ñu xool lan moo lal sëqat boobu soog ko mën a wax ni lii la wala lee mais nii rek mënuñu ko wax ni sëqat bi lii la wala lii wala dina denc ci yow wala du denc ci yow parce que mën na am ay allergies yu muy développé la. mais li muy laaj mooy est-ce que feebaru tuberculose te ñaan tontu na ci sànq mooy bu wëree sëqat si est-ce que dina dagg carrément. waaw loolu laa pourtant si loolu laa koy wax. parce que nit ki moom laay wax ni mën nga feebar ba wér. sëqët bi nekk fa parce que xëñ na leneen la. mais ki ñu defal analyse bi defal ko dernière analyse am ni ko doomu jàngoro bi nekkatul ci sa yaram kon mën nañ kaa nangul ni wér na. mais xam nga tey mën na développer allergie te xamul lan moo ko allergie. muy sëqët donc même su wéree ci tuberculose bi sëqët ba dafay continuer ne parce que xamul lan mooy provoquer allergie yooyu. donc na delluwaat ci bërëbu fajukaay ba xëñ na ñoom dinañ ko boole benn spécialiste boo xam ni la ca war dina ko def. damay jëlaale occasion bi wax li soxna Astou Mbacké doon wax léegi ñu ngi koy ziar moom tam di ko wax mu defal ñu ñaan bu baax a baax superviseur la jigéen ñu mën góor donc daf may joxaale occasion pour ma wax li nga xamante ni ñoom ñi ngi koy liggéey ci terrain bi ñoom superviseurs yi parce que wax naa la léegi ni 80 superviseurs lañu ay jigéen ak ay góor ci les 79 districts yi nekk ci Sénégal kenn ku ci nekk ñu jël boole la ak ay association li ci gën a ndaw ci lim juróom-ñaar la ngay liggéey ak ñoom mu nekk liggéey bu metti liggéey bu tar wax na ko léegi ci Covid bi mais terewul ñu nekk ñoom ñëpp ay jàmbaar parce que tey suñu amee résultat ginnaaw liggéeyu acteurs communautaires yi ñoom ñoo koy dajale ndax ñoom ñoo nekk tampon entre chargé de projet yi entre district bi entre plan ak li nga xam ne ñooy acteurs communautaires yi lépp lu ñu am résultat ñoom ñoo koy dajale jébbal ñu ko ñun ñu mën ko analyser xool donc loolu baax na ñoom ñu féliciter leen di leen wax ni seen liggéey ñu ngi koy yëg bu baax a baax a baax parce que li ñuy wax benn maillon essentiel lañ ci chaîne bi sans ñoom liggéey bi doon na sooxe bu baax a baax a baax kon seen njëriñ ñu ngi koy yëg bu baax a baax di leen wax rek ñu jàpp def te yàlla rek tax
xam ni payu yàlla mu ngi ñëw donc c'est l'occasion pour ñu féliciter waat leen encore une fois féliciter seen chargé de projet yi ñuy liggéey ndool parce que defe naa ni équipe bu amulee ci liggéey rek cohésion de groupe dara du sotti te on a vraiment une très belle cohésion de groupe ci superviseurs yi ci acteurs communautaires yi ci chargé de projet yi ci ñun unité de coordination nationale bi ñu nekk donc pratiquement damay wax ni ñun ñëpp on est une équipe boo xam daanaka ñëpp a maase comme ni ñu koy waxee amul kii moo féete niveau bi amul parce que xam-xam ku nekk mën na kaa am donc dañuy partager lépp pour mën li nga xamante ne nii mooy liggéey bi nu muy gën a rafete li ñuy indil résultat. mais bi muy daaneel wax na lu am solo mais nee na il faut que daal ngeen di leen di bàyyi xel ban dégg-dégg nga am ci loolu. waa di leen bàyyi xel bi am na lu mu ci wax sax loo xamante ne nii am na solo. di leen bàyyi xel mooy ñu gën leen a motiver. motivation bi nag boo nee motivation nit ñi dañuy xalaat xaalis. mais tey jii nga fekk ku mel ni Adama Niang nga jël benn diplôme bu rafet décernel ko loolu motivation la da koy def ci siège am ku ñëw mu ne la plan de moo ma jox lii loolu source de motivation la de plus parce que pour man c'est pas seulement financier motivation. beneen bi mooy soo organiser tey journée de l'acteur communautaire nga jël ñeent sargal leen ci seen kanami nawle wax askan bi ni ñii kat ñun waa Kër Docteur ñoo leen yebal pour ñuy waxtaan ak yéen. loolu sargal leen la jox leen gëdd la su ñuy def seen activité yow en tant que prestataire de santé nga ñëw toog ni ko yenn chargé de traitement yi di defee ni ko yenn infirmier chef de poste yi di defee loolu bokk na ci li leen di gën a motiver bokk na ci li leen di gën a jëmmal ñoom de wax dëgg yàlla wax na ko léegi am naa habitude di liggéey ak ñoom mais xam naa ne du finance moo leen tax di wax mais motivation reconnaissance bi ngay jox nit ki ginnaaw bu defee jëf ju rafet loolu c'est important donc man foofu laa xalaatee ni fa lay waxee te yàgg nañ ci discuter man ak ñoom parce que dama doon liggéey ak ñoom lu bari donc jàpp naa ni motivation bi c'est plus reconnaissance bi ñuy def effort yi ñu fournir am na benn stratégie bu mu wax tamit muy child to child stratégie boobu dañ koy def ba léegi dañ koy def maanaam xale pour xale au fait anglais la parce que child to child mooy xale bi jëm ci xale bi dañuy former ay xale léegi suñu leen former ñoom ñooy dem former waat seen moroomi xale ci def ay activités de sensibilisation ay mobilisation sociale dama ci am benn anecdote daaw bi ñuy former xale yi dañu nekk ci benn salle climatisée ñu leen di former premier jour bi ñu former leen après ñu ne leen nit boo xëyee da nga war a ubbi nga aéré nga ensoleillé deuxième jour bi ñu ñëw tëj nekk suñu climat yëpp benn xale bi ni ma tata ma ne ko naa mu ne ma démb yéen a waxoon suñu xëyee dañu war a ubbi salle bi noonu la ñu yendoo ubbi ko pour wax la xale nu muy capter. donc dafay revenir at ci plan li tax mu ni 100 millions de filles yooyu ñu apprendre décider diriger mën a épanouir dafay revenir at ci loolu donc ñi ngi ci loolu astu jàppal ni duñ ko bàyyi dinañ continuer stratégie boobu ak yeneen yoo xam ni dinañ ko développer incha allah pour mën a dem baax na tam médecin chef yi nga xam ñoom la ñuy travailler les CDT ñu leen di wax les chargés de traitement ñoom ñi nga xam ñoo nekk ci hôpital yi ñuy liggéeya ndax ñoom ak infirmier chef de poste yi baax nañu sargal leen baax nañu tatagal leen parce que liggéey bi bu yombee ginnaaw yàlla ñoom la parce que ñun acteurs communautaires mënuñoo dem sans ñoom tamit bu ñu demul wax ñun seen liggéey mën naa sooxe donc liggéey bi ñu ngi koy liggéey bu rafet donc ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di leen wax ni tamit lu ñu jàpp rek nañ jàpp ni doyul parce que seen askan la ñuy liggéeyal seen bopp la ñuy liggéeyal ñun la ñuy liggéeyal. waaw ñetti simili yi ñu desee ci émission bi damay jox kàddu gi Adama Niang moom tamit ngeen dellu ci seen association bi ci seen perspective ci at yi di ñëw ndax jommul kenn ne activité yu bari Covid bi da leen paralysé. xëy na am na loo nekkoon ci seen plan d'action. te jotu leen ko def ci at mi lan mooy seen perspective ci at yi di ñëw mais surtout ci programme bi nga xam ne PNT. sabab na ko muy NTB à l'horizon 2035 yooyu yëpp lan moo ci seen implication. bon suñu implication mooy d'abord suñu bëgg-bëgg mooy fexe ba région yëpp parce que on est représenté dans toutes les régions du Sénégal ba mu des Matam on n'a pas d'association là-bas. lu tax. parce que foofu bon peut-être dañ maillage la ñu doon def àgguñ fa. parce que plan financé nañu temps yii passé sax ñu commencé def des dem ci association yi. on a fait encore 4 régions mais xam naa ne bis bu ñu demee ba foofu incha allah rabbi danañu am association boo xam ne au moins dina affilié association yi aussi on a eu la chance fexe nañu ba am na ci association yoo xam ni dugg nañ ci programme bi plan def nii muy bu Fonds mondial bi am nañ ci lu mat 5 régions yoo xam ni commencé nañu liggéey ak programme bi bu ñu sañoon nag régions yëpp dañuy ñëw liggéey nekk ci biir programme bi mais suñu bëgg-bëgg tey mooy fexe ba nga xam ni maillage national bi dañ koy am. ba nga xam ni fi actuellement foo waxee ASLUT mu feeñ ci région yi parce que ren ji li ñu bëggoon bu fekkoon yàlla antuloon na ko du woon Covid bi dañu bëggoon au moins chaque région mu am ASLUT
di yëngatu ci région boobu comme ni ñu fa amee ay association ak am fa point focal waaw malheureusement Covid bi ñëw suba nag journée mondiale de la tuberculose la te journée mondiale de la tuberculose ñun association yi dafa mel ni tabaski ak korité ci jullit yi mel ni Noël ci catholique yi parce que ñun association yi fête boobu la ñu am kuñ ci jàppale aussi vraiment dañu kontaan mais malheureusement cette année-ci Covid bi dafa ñëw moo tax mënuñu def benn manifestation waaw mais sinon plan dañ daan financé bon le PNT financé ñu action ñeneen action d'Amiens financé ñu def suñuy activité daan nañ ko def déroulé ko pendant presque un mois et même plus mais ren aucune activité sinon demain c'est le ministre qui va faire l'ouverture journée phare bi ñu ngi koy def PNT ministre moo ñëw présider ko nous saluons au passage notre ami et frère docteur Bernabé Gningue nga xam ne bi mu ñëwee ba léegi dëgg neex yàlla ubbil nañu lépp boole nañu ci lépp ñu koy gërëm di ko sant plan international aussi vraiment amuñu payam parce que man dama leen di wax ne toujours ba sànq wax naa ko c'est le partenaire privilégié waxuma la hormis le programme qu'on a yi def ay VAD causeries affaires dañuy jox ay ateliers yi nga xam ni on le fait avec les femmes de ménage bon les religieux les professionnels du bois les couturières bon presque j'ai fait plus de 10 à 15 ateliers yi nga xam ni plan daf ma koy financer action d'Amiens aussi ñoom it ñu ngi fi dañuy financer la tuberculose ñooñu chaque année aussi ils nous financent je les remercie infiniment bon di remercier vraiment comment dirais-je Sud FM parce que opportunité bi ñu may ñi dañ koy santé borom bi mënoon na bañ a yomb mais ñu woo ñu convier ñu associer ñu ci journée mondiale bi mais dañ leen di remercier encore une fois waaw. jërëjëf Adama Niang Fatouma bàyyi la rek nga tàggatoo ak auditeur Sud FM. waaw soxna Rosalie dañ lay remercier déjà yow ci sa bopp parce que c'est une opportunité bi nga ñu jox nii pour ñu mën a waxtaan ci li nga xamante ne nii mooy tuberculose bi. mais bu ñuy remercier aussi wax naa la sànq am nañu ay partenaires stratégiques yu ñuy travailler ministère de la santé le PNT DGS parce que PNT ñoo ñu convié ci émission bi. defe naa c'est important ñu wax collaboration bi nga xam depuis ñu ngi koy sëkk mu rafet ba bëgg a dee. di remercier aussi suñu directeur national docteur Bello Buinato parce que suñu autorisé wul woon ak équipe de communication bi yëpp ñoom Christine suñu autorisé woon duñ mën a ñëw docteur Assoufal aussi vraiment la confiance qu'elle a placée en nous wax dëgg yàlla. amul limite donc moo tax moom aussi dañ koy remercier bu baax a baax di remercier l'ensemble des chargés de projet l'ensemble des superviseurs des CDT des MCD en tout cas ku lim mën nga xaw a sooxeel mais ñu ngi remercier ñëpp di remercier vraiment ñi nga xam ñooy les acteurs communautaires pour vraiment intervention yi nga xam ne ñu ngi koy def très pertinent wax dëgg yàlla jàpp ci liggéey bi lépp lu ñu am ci résultat ñoom la kon ñu ngi leen di sant ñoom ak seeni superviseur bu baax a baax. émission bi gàtt na torop nag. mais en tout cas merci beaucoup pour l'opportunité et encore une fois merci à Sud FM et à Rosalie merci beaucoup. jërëjëf may jaajëfal suñu technicien Pape Lay Dieye di jox auditeurs yi dig daje talaata bi di ñëw ci beneen thème ci Allo Docteur. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur.